ngir xeex ak jële fi salte bi ñu nemmeeku fii ci tefes bu Hann Yaraax ba tax kuréel bi ñu dippee association des jeunes de Hann Montagne 5B doon amal ab set setal ngir gën a taaral tefesu seen gox ànd ci ak jeunes yu bàyyeekoo ci Diass ak mbooloo mu takku ngir jàpp ci liggéey bile. ñi nga gis ñi ñu taxaw fii tey comme ni ñu ko daan defee tous les dimanches les jeunes de Montagne 5B ñoo doon wàcc di nettoyer li nga xamante ne mooy tefes bi si biir nettoyage bi nag vu que ak ni ñu ko daan defee nu mu rafetee woon ñu ko daan am fu ñu ko daan dugal lu mel ni Facebook ak soi-disant esthétique yooyu suñu ay confrères ku ci mel le président Djibi dëkk ba Diass gis liggéey bi mu rafetlu ko mu doon lu nice trop mu ñëw ne en tant que acteur communautaire moom tamit day ñëw bokk ak ñun li nga xamante ne mooy liggéey bi aussi ñu xool naka lañ mën a def ba échanger ci liggéey bi loo xamante ne day doon lu transparent parce que ñoom liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def fii au niveau de Montagne 5 muy wàllum nettoyage déchets yi ak li nga xamante ne mooy mbalit yi nga xamante ne moom la gars yi di tuur ci géej gi muy pollution beeg yooyu noonu dafa nekk loo xamante ne lu jaaduwul la lu nit warul def la parce que tey quoi qu'on puisse dire tey géej gi ñu ñoo ko moom géej gi tey bu ñu ko seetaanee tey ñuy ndaw ñi di ko polluer wala mag ñi di ko polluer day nekk loo xamante ne jàngoro lay jur boo xamante ne ñun lay lor te dafa am loo xamante ne en tant que ay jeunes en tant que ay acteurs nekk si di ko dox mu yàgg lool ñu koy def tous les 15 jours comme tey nag si koor gi dañoo defoon benn stand-by ñu ne léegi pourquoi pas bu ñu koor gi passé bu ñuy génn dañuy génn en force si biir génn bi nag yàlla def ñu am ay confrères yu nekk Diass ak jeunes yi manquement bi nga xamante ne dañ koy am au niveau de leur localité concernant muy côté municipal bi concernant muy côté état yooyu noonu lañ bëgg en tant que ay ndaw toog waxtaan ñu xam ne quartier yi am na ay jeunes yoo xam ne ay jeunes yu volontaire taxaw pour défendre seen intérêt quartier taxaw pour défendre seen intérêt dëkk kon day am solo lii nii bu amee ndaw ñëpp taxaw ñu fexe nu ñu ci waxtaanee échanger si joxante si ay passante si ay kaddu yoo xamante ne day doon lu transparent ba du ñu gaañ kenn ba du ñu xalab koo xamante ne tey da ciy gis boppam ak yooyu. association boo xamante ne tey jii nii jógoo lu dul jàppale sa gox tey jii nii mooy association bu gën a dëgër parce que jàppale sa gox doonu loo xamante ne da ngay jël xaalis ku nekk nga jox ko mu dugal si poosam wala doonu loo xamante ne tey jii ni kër gu nekk da ngay dem samp fa saaku ceeb déedéet jàppale sa gox mooy lu dem si wàllu environnement ak li nga xamante ne tey jii day déployer emploi ba jeunesse bi mën si gis boppam. man bu ma gisee loolu au niveau de l'internet ma gis liggéey bi mu rafet trop impressionné ma woo sama frère bii di Moussa Diak ma ne ko pourquoi pas tey jii ñu mën a ñëw si yéen ñu def échange idéal boobu donte première pas yi la ñuy copter pour jéem a xam comment faire pour jéem a résoudre loolu mu ne ma c'est possible moo waral suñu teewaay bii tey. affaire jeunesse la te bu ñu jëlee wax bi nga xamante ne pour paraphraser ki nga xamante ne borom xam-xam la bu mag li mu waxoon dafa ne l'avenir de tout pays se repose entre la jeunesse. mais pas n'importe laquelle ban jeunesse la mooy une jeunesse instruite ak une jeunesse cultivée donc bu ñu déggee ne mbiru jeunesse la ñun dañuy sawar ñëw ci mu ne avenir wala avenir u dëkk boo gis mu ngi ci diggante ñaari loxo ay ndawam waaye waxuma yan ndaw waxul ndaw yi nga xamante ne ñu ngi tere ne fee di def lu leen neex waaye mu ngi wax ndaw yi nga xamante ne jàng nañ bu ñu jàngul it am nañ li ñu naan culture maanaam savoir faire am nañ ko te ñii nii ñun gis nañ ko ci ñoom ndax boo demee ba am conscience di nettoyer sa gox mu leer la ne am na ay pères de famille yoo xamante ne comme nous voyons ces pirogues là li ñuy def mooy dugg ci géej gi dem wut jën ñëw dundalee ci seen njaboot kon géej gi tey jii nii buñ ko polluer ala kulli xaal ñun dañuy yàqal ñi nga xamante ne moom mooy père de famille yooyu noonu te bu ñu gisee association bi ñuy ñëw di nettoyer géej gi di nettoyer quartier yi et autres dañuy xam ne lii nii mouvement bu baax la loolu moo waral suñu ñëw fii tey ñu jógee ba Diass ngir jël si li nga xamante ne moom mooy xam-xam boo xamante ne après ñun dañ koy relayer yóbbu ko fi nga xamante ne moom mooy suñu gox bu ko defee ñun tamit ñu setal suñuy gox. bu mu ñëwee wax nu action bi nga xam ne tey jii dañu war a ñëw bale booru géej gi dama ko rafetlu ak moom parce que loolu mooy bu ma ko waxee moom mooy kaa la ñu setal dëkk bi kaa ñu jox la wér-gi-yaram kaa ñu bale dëkk bi am na yeneen yi nga xam ne da koy jur si wér-gi-yaram si lépp loo xam ne moom nga tudd kon defe naa ne Hann Bel-Air bii nga xam ne moom la ñu nekk Hann Montagne 5 tey jóg ñuy ay jeunes dem am ay gan yoo xam ne tey jii dañu jógee feneen fi nga xam ne tey dëkkunu Yaraax dañ koy rafetlu kaale ñu ànd ñoom ñu ñëw ni leen kaale ñu ànd si lu rafet mooy bale mooy kaale ma jox leen wér-gi-yaram kaay ma jox leen leneen ak leneen kon dañ si ànd dañ koy rafetlu en tant que représentant quartier bi kon Moussa dañ la fekkoon fii ngay bale nga amee 5 râteaux di bale ma romb la
man la Moussa chaque jour dinaa la gis ngay bale booru géej gi kon continuer lii parce que jeune nga sa avenir mi ngi sa kanam kon defe naa avantage bii ñëw mi ngi sa kanam góorgóorlu waatal parce que bu nu waxee ñu ni booru géej gi ñëpp a ka moom Moussa nga gis que dimanche bu nekk mu génn amee ratoom kooku defe naa ni ma ngay jàngale kuy jeune war nga ko mën a topp ngir lan ngir njëriñu Hann Montagne boobu muy wax dëggal na ko tey dëggalaat na ko. ginnaaw loolu nag ñoom ñu ngi njukkeel képp ko jàpp ci bés bi ba noppi di ñaax mboolem gox-goxaan ñu def nu ñu mel ngir mën a taaral tefes bi ba noppi di ñaax askan wi ngir ñuy segg mbalit mile ngir salte bi mën fi jugee. ku si mel ni le maire Babacar Mbengue ñu ngi koy saluer au passage def na si jéego parce que tey matériel yi ngeen gis ñu yor ko di ko nettoyer bañ ko commencé di ko def moom gis na ko fi nga xamante ne woowuñu ko de moom moo ko gis à travers Facebook mu xam ne lii ndaw yi lu ñuy def dafa rafet mu woo ñu may ñu matériel jaarale ko fi nga xamante ne mooy Mbaye Senghor andil ma ko ma jël ko jox ko Granda tous les 15 jours ñu koy wàccee fi nga xamante ne mooy si tefes bi ku si mel ni tamit Dieng Ndiaye gis nañ taxawaayam blouse yi ñu sol moom moo ñu ko abal aussi tamit lépp loo xamante ne tey dañ ko doon soxla lu wàllu ay béton ak du genre parce que kenn nañ mais lépp loo xam dañ koy soxla si ay béton génnee na propre moyen moom tamit dañ koy sant di ko gërëm ñoom ñaar daal lañ gis ay comme ay acteurs yoo xamante ne gis nañ seen teewaay fii tefes bi nga xamante ne ñu ngi koy tilimal ñoo xam ne tefes bi seen ndaw yi fi la ñuy foowee xale yi fi la ñuy foowee ngir yàlla nañu segg mbalit bi buñ ko seggee ba pare teg mbalit bi oto mbalit bi chaque jour day ñëw chaque 16 heures 17 heures day ñëw si tali karo bi bu ko defee ñoom ñu yóbbu ko te incha allah tamit di lancer wàllu appel di wax gars yi au niveau montagne 5 montagne 6 soxla nañ fi pavage parce que tey góor ñi nekk si quartier dañuy xëy liggéey bu ñu xëyee liggéey jigéen ñi ñooy des si quartier yi mbalit yi day diis duñ ko mën a yóbbu si tali karo yi kon suñu yaay ñu ngi leen di wax ak suñu mag yi ak suñu rakk yi ñu dimbali ñu ñun ñu ngi lancer appel les autorités pour ñu dimbali ñu defal ñu si tali karo comme amagul ñu jàppale ñu fexe di yóbbu mbalit yi si tali karo bi autorités yi tamit ñu dimbali ñu tali fii montagne 5 montagne 6 ñu fexe nu ñu fi defaree tali karo parce que tali karo bi dégg naa feeraay la yem te waroon na mën a yegg si ñaari quartier yi tey fii bu ñu amoon tali karo oto mbalit bi ne fi mën di dugg bu ko defee ñi nga mën a dimbali waa booru géej ak ñi nga xam ne ñoo nekk si mbedd suuf bi bu ko defee ñoom seen mbalit di mën a yegg. genre mouvement yi nii muy président de la république muy ministère de la santé et autres ñoom dañ cee war a dugal seen loxo parce que dès lors qu'on parle de nettoyage ñun xam nañ ne setal sa gox ci santé la bokk parce que boo muccalee sa gox ci salté yaa ngi muccal sa gox ci ay yoo yaa ngi muccal sa gox ci ay li nga xamante moom mooy paludisme peut-être wala yeneen feebar yi nga xamante ne mën na lor doomu aadama kon ñu ngi woo képp koo xamante ne yàlla def na jot nga sa loxo wala yor nga benn dërëm boo xamante ne sax tey jii nii bu koñ bi setee di nga ne matériel yi nga xamante ne jëndoon nañ ko man dugal naa ci sama dërëm bu ko defee ñëpp nañ ci dugal seen loxo ñëw jàppale jeunesse bi nii parce que li ñuy def rafet na trop te ñun ala kulli xaal bu ñu ñibbee dinañ ko yeggee suñu waa kër ne leen li ñu gis fee ñu koy def rafet na trop sell na trop te ku bëgg lu baax tamit di nga ko bëggal sa gox kon message boobu la ñu amoon pour lancer ko ñi nga xamante moom mooy autorité dëkk bi. boo gisee ñu génn tey jii gis ñuy bale Moussa waxuma ka waaye dama xam ni Moussa li muy def nii moom moomu ka ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk kon kuy jeune tey maa ngi lay woowaat nga jàppale Moussa mii li muy def nii jeune yëpp ànd waxuma nag ku nekk dem bari bay kii ber kotom bii ker kii dem fële intérêt général nañ ko ñëw jàpp parce que Hann Montagne benn lanu bu ko kenn teqalik bu ko kenn ànd nanu ànd nekk benn ñii dem ci internet bi ba gis Moussa li muy def ak ay équipe am ñi nga xam moom lay àndal roy ko kon am na yeneen association yu fi nekk Hann Bel-Air pourquoi mënuñu ñëw roy kii def ko goxam kii def ko goxam bu suba kenn duñu baleel ñun ñoo war a baleel suñu bopp mbalit mi nekk ci biir kër gi kenn moo ko fiy tuur ñun ñoo ko fiy tuur ku ñu koy dindil ku nekk Parcelles ku nekk Guédiawaye duñu ko dindil ñun ñoo koy dindil suñu bopp mairie ñëw fekk nu sa ndimbal boo ko bëggee da nga say dem ba pare mairie ñëw fekk la fa kon vraiment maa ngi rafetlu lii. Hann TV télé askan bi. Hann TV télé askan bi.